ji ngir sàkku ñu atte leen di lu jur njàqare ci seen njaboot. Hissène Habré day des ci kaso bi yoon gàntal na génnam ni ko ay avocat am doon sàkkoo ndax wàllum wér-gu-yaramam ñii la yool njiitu réew Tchad gi woon di naqaru dogal boobu. njiit lu bees bu section recherche gendarmerie bu Colobane di jël la ngay tey jii capitaine Aliou Ndiaye wut fa commandant Abdou Mbeng moom capitaine Aliou Ndiaye ràññeeku woon lool gannaaw boo mu ko étudiant Fallou Sène mu fexe woon ba étudiant yu pataar yi tegoon ci suuf ñaxtu bu ñu namoon a amal nataalu capitaine Aliou Ndiaye ci biir xibaar yi lay doon. ñii di technicien supérieur de santé way di yëngu-yëngal daañu amal yeneen ñaari fanu grève ñaar fukki fan ak juróom-ñett ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bi ñuy laaj ñu reclassé leen dugal leen ci hiérarchie A2 daañu ci xibaaru tàggat yaram chronique culture bi ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne si du leen ci ay faram-fàcce. dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi dañ koy door ak lu soxal mbirum Boffa Bayotte ay nit yi ñu boomoon ci atum 2018 foofule ca àll bu Boffa Bayotte ca Casamance ñaar fukki nit ak juróom yoo xam te ne booba léegi ñi ngi kaso ñoom nag tey jii daañu tàmbale xiifal ngir sàkk ñu at leen ndaxte nee neen xaar bi yàgg na ñetti at ngi ni ñu nekk kaso loolu nag jur njàqar ci seen njaboot nee na nag luy njik nguur gi mooy njàkk ci lu mën a xew ci xiifal ba mu nga xam te ne seen mbokk yooyu nam mën nañ ko amal lu ko del tey ji caltine ji leeral ak Lamine Ba. buy sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xam ne jot nañ ko taataan ñaar fukk ak juróom détenu yi nga xam ne nag teg nañ leen loxo ci l'enquête bu jëm ci wàllu massacre bu Boffa danañ door te ci suba xiifal wi nga xam ne nag fas nañ ko yéene tàmbale ngir ñaawlu ñàkk ubbite procès juste équitable bi nga xam ne ñoo ngi koy sàkku ay at a ngi nii mu doon dogal bi nga xam ne nag jur na tiitaange ci njaboot yi Odette Coly moom mooy soxnas René Capain Bassène. grève de la faim boobu noonu franchement su ma sañoon duñ fa yegg mais ils ont essayé su leur avocat def na lu ne pour juste une liberté provisoire mënu ko am dafa dem ba sës pendant 3 ans métti na respecté ñu benn yoon ses droits respecté wuñu ko benn yoon lépp luñ ko tot ma respecté wuñu ko benn yoon. ci njabootu Oumar Ampoy Bodian tiitaangi bi ni mel lañ fa fekk waaye ñoom jàpp nañ ne ànd nañ ak dogal bi nga xam ne seeni mbokk bi jël na ko Francini Bodian mag bu jigéen la ci Oumar Ampoy Bodian. dañoo gën a sawar ànd ak ñoom jàppale leen lii dafa yërëmande torop même yéen miy toog nii xam nga ne lii yërëmande la fu yërëmul ñi nekk nii les 25 personnes di tëdd di ngay tëdd ci suuf ñu ngi dund bu métti sax. waaye nag njaboot yi ñu ngi dànkaafu lépp li nga xam ne jot na seeni mbokk yi ca biir kaso bi nguur gi lañ ciy jiiñ Bintu Biagi moom mooy yaayu Oumar Ampoy Bodian. ñi ko jàpp ñooy responsable maa ngi dëpp di xool di xaar maa ngi dëpp di xaar de dara bu ko jot dara bu mu ko jot dara bu mu ko xosi Ampoy duñu ko siise Ampoy duñu yëngal wax lan la. di soxna si René Capain Bassène mu ngi yëkkati ay kàddu jagleel ko njiiti réew mi. au fait ñu may leen juste ñoom la ñu bëgg jugement procès la ñu bëgg un procès juste parce que l'opinion nationale et internationale ont besoin de savoir la vérité. René Capain Bassène Oumar Ampoy Bodian ak fukk ak ñett yeneen nit yi nga xam ne ñoo ngi fekk baax ca Toubacouta ñoo ngi leen di placé sous mandat de dépôt janvier 2018 ba léegi ci jamono jooju ba léegi nag ñu ngay sàkku ñu amal leen procès juste et équitable waaye dafa mel ni ba léegi kenn déggagu leen Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine Ba keneen ku nekk kaso moom tamit Hissène Habré jiite woon fi réewum Tchad moom nag ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bi ñu génn ay avocat am dañoo bindoon bataaxal àttekat bi di juge application des peines ngir sàkku ci moom mooy ko mun a génn dem ca këram ndax wér-gu-yaramam waaye loolu nag di àttekat bi daal da koy gàntal ndaxte nee na moom nag mbirum wér-gu-yaramu Hissène Habré ci kaso bi ñii di waa administration pénitentiaire ñoo ko yitteewoo tax mu daal di gàntal sàkkuteef googule di loo xam te nag avocat yu Hissène Habré ñu ngi koy ñaawlu ñu gis nag dafa mel ni mbir yi daal ñàkk yemale ak doxalinu bokkul da ci am ñu fàttali ne Hissène Habré daaw nag mayoon nañ ko mu daal di woon génn kaso lu toll ci ñaari weer gannaaw mbas bi di coronavirus moom Hissène Habré toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent ñu tëj ko kaso 2016 ba léegi lañ koy daan ko nag ndax lañ koy toppee di wàllum faat bakken ak tamit def naka su du noonu loolu jamono ji nga xam te ne moo jiite woon réewum Tchad. wax lu soxal section recherche gendarmerie bu Colobane am njiit lu bees muy capitaine Aliou Ndiaye moom nag mu wutu kii di commandant Abdou Mbeng capitaine Aliou Ndiaye kon tey jii lañ koy jébbal lenge yi moom nag nekk koo xam te ne ku ñu ràññee la mu defoon bës boobaa léegi am na ñetti at ndax bi ñu fàtte woon boo Fallou Sène ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ñi nga xam te ne ñooy étudiants yu Pataar ga mu dëkkoon bëggoon a amal ab manifester mu daal di wax ak ñoom ne leen lii ngeen di def man def naa ko ndaxte nekkoon naa étudiant nataalam ak Jomaro. ci weeru mai 2018 la sénégalais yi ci bari gën a xam kii di Aliou Ndiaye ndax réseaux sociaux yi ñoo ko fësaloon ci jamono jooju. li nga ma
ñaan lii yàlla xam ne su ma la ko defalee tey suba de mel ni mooy amaat li nga wax ni comprendre naa ko bu baax xam nay at man maa nekkoon sa place université laa nekkoon maa ngi université bu Dakar def naa fa 4 ans li nga wax c'est vrai dëgg la te métti na loolu ñu ngi leen di masaw. Alioune Ndiaye tur bi fesoon loolu ci ay plateforme d'hébergement bokk na ci YouTube ndax ay vidéo boo xam ne sénégalais yu bari ñoo ko gisoon rafetlu kaddu yi nga xamante ne moom la yëkkati woon ndax ci benn manifestation ca Patar gox bi nga xamante ne étudiant Fallou Sène fa la dëkk te ñu faat ko ci fukki fan ak juróom ci weeru mai 2018 université Gaston Berger bu Saint-Louis moom mi Alioune Ndiaye jotoon sax waxtaan ak étudiants yi nga xamante ne dañu bëggoon a baare yoon bi manifester waaye ci waxtaan boobu la étudiants yi jaar foofu tëg lépp ci suuf jamono jooju Alioune Ndiaye commandant compagnie bu gendarmerie territoriale bu Diourbel la woon fanweeri at ak juróom-ñaar la am mu nekkoon ca brigade gendarmerie bu Thiong fa la bàyyeekoo nag jamono ji nekk ca boppu section recherche bu gendarmerie ci Colobane mu wutu commandant Mbeng Alioune Ndiaye mu ngi jàngee ca école officier gendarmerie ci atum 2011 gannaaw bu mu defee ay stage yu bari xam na bu baax a baax mbirum enquête préliminaire rawatina ca section recherche bu gendarmerie ndax foofu def na fa ñeenti at enquêteur la woon officier police judiciaire nekk ku jàngale ci mbirum enquête financière moom sax jotoon na nekk responsable logistique ci benn mission bu ONU ci réewum Haïti ci atum 2016-2017 muy maîtrisard ci mbirum droit judiciaire am benn master ci mbirum science politique option politique ak sécurité. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 8h tegal juróom-ñetti minutes wéy ci xibaar yi wax ci leneen coow li nga xamante ne amoon na ci série télévisé bi di Baline Kumba Baline ñu waroon ko jouer di ko teg ci télé bi waaye loolu nag CNRA daal di na koy dakkalagum li ko waral mooy série boobu daal neneen dafa am yoo xamante ne day fàttali mbirum Adji Sarr gi fi xewoon tax nag ñi nga xamante ne ñoo ko amal ne daañu ko dakkalagum gannaaw waxtaan boo xamante ne seqoon nañ ko ak CNRA di kuréel gi saytu liggéey rajo yeeg télé yi ci Sénégal dañ ciy déglu Ibrahima Bakhoum yor jokko bi ca CNRA ci jokkoom ak Seydou Nourou Ba. CNRA ñëw na ñoom on na leen ñu ñëw daje ci biir waxtaan wi ñoom bi ñuy laata agsi waa defoon nañ déjà seen benn lettre bu ñuy waxee ne ji affaire yi ñoom gis nañ li ci problème donc ñoom seen bopp ñoo d'accordoon pour bàyyi ko boo xoolee journaliste yi fa nekkoon tey li leen président CNRA wax mooy da leen ñi ko décidé ngi nii ñoom seen bopp ñoo ko moom ñoom naam waxtaan am na ci ñoom ak CNRA ñu wax ne ji ñoom xamoon nañ ne ji lañ bëggoon a def jotewul dara ak li nit ñi foo maanaam acteurs yi série bi ñi ci ëpp sax yi li ëpp ci fañ ko joué ci territoire gambien lañ ko defee am nay acteurs gambien comédien gambien ci biir ay comédien sénégalais waaye nag comme nam dukkee tur wi mu njëkk jël turi Adji Sarr boobu dafa am lu muy fàttali ci Sénégal te loo xam ne lu métti la ñoom ñëpp tey ñu d'accord ne ji loolu kon dina waral ñu kon ci jamono jëlee dafa nekk très nëgandiku waaw nëgandiku rek la quoi maanaam waa kii ni di Aziz daf koy retravailler waat dafay liggéeyaat affaire bi daal parce que nag quand même bokkul ak li nga xam ne moom la mu bëggoon def bokkul ak li nit ñi dégg waaye comme nit ñi léew lañ dégg te it nag sañul tooñ Sénégal sañul kenn mënut a xam ne décision CNRA la CNRA dafa ñëw rek daanaka dëggal la ñoom li ñu soxloon ba pare quoi. mu newoon Ibrahima Bakhoum di ki dénk jokkoo gi ci CNRA di kuréel gi saytu liggéey rajo yi ak télé yi ci Sénégal wàllum wér-gu-yaram li ñu wax ak ñi nga xam te ne ñooy technicien supérieur santé ñoom nag syndicat bi leen ëmb fas yéene amal beneen grève ñaar fukki fan ak juróom-ñett ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett yor avril bi lay doon ñu wéy nag di sàkku ci nguur gi mu daal di reclassé yóbbu leen ci hiérarchie A2 nee na nag nguur gi boobu ba léegi la mu leen diggoon dara defu ko ci Aminata Goudiaby. ci am ndaje bu ñu amaloon ci week-end bi ci Fatick le technicien supérieur de la santé yi wax ne ci fan yi di ñëw daañu amal ay ñaxtu ci réew mi yépp ndaxte ñoom reclassement professionnel la ñuy sàkku te booba léegi defaluñu leen ko ñoom ñu ne nag fi mu ne nii xaar bi doy na Farba Ibrahima Ndiaye moom mooy secrétaire général national bu syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé. jàpp nañ mouvement de grève total à partir du 28 ak 29 du mois d'avril bi conseil bi jàllee ci defuñu ko dinañ defaat grève totale te buñ ca jógee it dinañ delluwaat suñuy instance te yaakaar naa ni amuñu beneen solution bu dul li moo ne day ñoom ñu ni kilifa yi jëloon nañu ay engagement ne daañu leen defal seen revendication boobu waaye ba léegi gisaguñu dara. wax dëgg yàlla le ministère woo nañu ñu toog waxtaan xamal nañu suñu mébét kat ànd na ci taxaw na ci dana taxaw dana ko régler à partir du 1er la koy def bon waroon na dem conseil des ministres ba ca topp malheureusement dégguñ ci dara. ñoom ñi nag ñu ni lii injustice la ndaxte ñoom seetlu bi mooy kenn fulaalu leen ci biir système de santé bi Farba Ibrahima Ndiaye. technicien supérieur de santé yi ñu nekkoon benn corps boo xam ni dañu fàtte
corps boo xam ni presque dañoo bëgg a wax dañoo bëgg a gas suul donc bon nag ñii bi ñu génnee ñu yóbbu leen niveau B1 maanaam ku am bac ak licence ñi nga xam ñoo leen jàngal encadré leen ñu bàyyi leen ñu gën leen a néewle ñoom nekk toujours B2 loolu mooy indi injustice loolu moo wan ni corps la boo xam ni dañ ko bëgg a yàq. ñoom ñi nag ñu ni bés bu nekk liggéey bu am solo la ñuy def ci biir bërëbu fajukaay yi te daanaka ñi ngi ci hôpitaux yi ak itam ci centre de santé yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci réew mi yépp. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby ab gëstu boo xam te ne dafa wane ne lu ëpp juróom-ñetti junni ndaw ca diwaanu Mbuur amuñu liggéey gëstu boobu nag ñi xam te ne ñoo fare ci nguur gi ñoo ko amal tax nag ba kilifa yi ne loolu daañu koy yeggee njiitu réew mi su ko defee ñu bàyyi xel ndaw Mbuur yi ci liggéey yi nga xam te ne njiitu réew mi digg na ko jëm ci wàllum ndaw ñi Abdourahmane Diallo. lu ëpp juróom-ñetti junni ndaw yu nekkee ci département bu Mbour ci warum liggéey la ñu ne ñoom nag am nañu yaakaar ci lu njiitu réew mi wax ngir ñu mën cee am. Saliou Samb mooy njiitu conseil départemental bu Mbour. objectif bu ñu amoon mooy au moins dans le département commune bu nekk 10 xale yi fa nekk ñu demal ñu sur le terrain ñu fexe ba nga xam ne dinañ am lu ñu naan 4000 réponses et on s'est retrouvé avec plus de 8000 réponses xale yi dégg nañ lu ñu wax dañoo bëgg nag programme bi am suivi te incha allah autorités yi nekk fi dans le département ñoom ñëpp engagé wu nañ ne dinañ xar seen tànk tubéy taxaw ko ba nga xam ne lii mu am mujjante bi nag mooy fexe xale yi am xëy. ñu ëpp ci ndaw ñooñu bëgguñu ku leen jox koppar waaye ku leen di dimbale ba nga xam ne dinañu mën a am liggéey bu jàgg. xale yi daal li ñu bëgg mooy ñu teg leen ci yoon mooy lan former leen door leen accompagner nag pour ñu mën a si ñii war a créer seen entreprise ñii war a dem defi seen beneen liggéey wala mu ñu dugg ci ay usines yi mais formation boobu lañ soxla ñeneen ñi nag dañoo wax ne seen projet yi pare nañ jàng nañ ba pare loolu lañ soxla mooy un capital boo xam ne mais sur un plan nag lu ñu am business plan bu leer pas joxe xaalis boo xam ne koy dem yóbbu feneen déedéet pour que activité bi nga nekk lu ñu am un auto employeur. ndaje ak ndaw yooyu tamit nekkoon na occasion ci responsable politique yi ngir ñu faj yenn ci seeni soxla li ni mel sax a tax Sophie Gladima teg Omar Youm ci àndam. xeexuñu fi kenn mais dañu gis loo xam ne te dafa jot ñu yëngatu su fekkente ne yow sa bopp yaa taxaw ne depuis que moi je suis parti il y a pas eu d'activité donc qui est responsable yow tu es coordonnateur tu dis que tu n'es plus ministre il n'y a plus d'activité donc à partir de ce moment là ñun yoo xam ne yàlla may nañu ko bon ñu ñoo dox sunu lu ñu war a dox rek. liggéey yi nga xam ne nag jot nañ ko def ci l'enquête bi nga xam ne dafa jëm ngir dimbale ndaw ñi ci liggéey dinañ ko jox préfet bi moom moomu mu jottali ko njiitu réew mi RFM Mbour. Abdourahmane Diallo wàllum liggéey yooyu yitteel lool tamit ndaw ya nekk ca géejuwaay te fare ci nguur gi ñoom nag ñi xaar seen wàll ci liggéey yi njiitu réew mi diggee tax nag ñu nekk jamono ji ci tàggatu ak déggoo sax jot nañ ko xaatim ñoom ndaw yi bokk ci nguur gi ak waa CNTS ngi ñu tàggal leen ci naka la ñu unee xëy ba na am liggéey Mahmoud. ndaw yu nekk ci géejawaay ñoo génn di laaj seeni wàll ci ñeenti téeméer ak genn wàll milliards yi nga xamante ni njiiti réew mi noose woon na ko ñetteelu fan weeru avril wi ñu nekk ndaw yu fare ca mouvance présidentielle yu nekk ca département bu géejawaay Ndeye Khady Diop mi yore woon seeni kàddu di tàllal loxo nguur gi ngir mu tàggat ay ndaw yu bari yi nga xamante ni fi mu ne ni dañuy fëgg buntu ngir uutum xëy fi mu ne ni tembe téeméer ak genn wàll daal dinañ leen jël. ñu formé leen ci partenariat parce que tamit ku ne xam na ne am na jeunes yoo xamante ni dañoo nekk fii pour ñu bind seen CV normal sax mënuñu ko looloo taxoon tey ji ñu ne ñu bénéficier wu ci occasion boobu pour former 150 jeunes def partenariat ak waa synthèse. nañ renforcer sunu adultes yi parce que bu ñu renforcer adultes yi renforcer parti yi foog naa ne jeunesse bi aussi tamit dina mën a dem. ci loolee nag ñuy xamle ne ca géejawaay ndaw ñi takku nañ lool ku leen di puus rek la ñuy xaar. Ablaye Diop. le ministre de la jeunesse d'accord ministre la pour Sénégal mais ñun géejawaay lañ tëkk ak moom ñun jeunesse géejawaay ñu ngi koy woo pour si xëy mi ñu ngi koy woo si formation ñu ngi koy woo si lépp. ci gis-gisu xale bu jigéen bi nga xamante ni dafa ñëwoon teewee forum bi acte bi nga xamante ni ndaw yu fare ca majorité présidentielle baax na lool waaye itam ñu topp ko ba mu antu loolu leneen la Mariétou Mbaye. déjà li ñu def nii ça montre que am nañu yaakaar am nañu souhait pour dimbali ñëpp jeunes yi donc li ñuy ñaan rek mooy ñu bañ a fàtte parce que nit ñi ay nit lañ dañuy fàtte ak état bi aussi def seen loxo pour que lépp mën a dox daal. ci bile forum bi nga xamante ni xëy mi lañ ci doon waxtaanee ñaari téeméer ak genn wala ndaw teewee woon nañ ko. Le développement se fait avec et par les jeunes. RFM Guédiawaye Omar Mbow. Ablaye
Ablaye yana laataa ñu dem ci tàggat yaram ñaari xibaar yi rek jëm ci kenn cong goo xam te ne mu nga am cooteel Baobab lool ci nekk ca Fadial ca commune bu Nguéniène ca département bu Mbour loolu nag mi ngi xew guddik samedi jàpp dimanche ñeent nit jëlee nañ ci gaañu di benn jigéen ak ñetti góor ñi nga xam te ne ñooy def ñaawteef googu yóbbu nañ benn woto ak xaalis gendarmerie bu Joal ubbi na ci ab enquête ak lakk am bik ca quartier Ndiayène ca Mbacké ñaari kër nag lakk ba jeex yàqu-yàqu yu bëri na waaye benn doomu aadama ñàkku ci bakkanam bu nu sikkandikoo ci seen ndaw lañ toogal foofa ca Mbacké di Marème Diop. kon léegi mën nañoo yegg si ci xibaaru tàggat yaram andi ceeg Malal Junior Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay Ndiogou Diène. ñoo kaa doore. ñu doore ak dabu armanat ci championnat Sénégal bi yeesalaat juróom-ñaareel bi journée championnat Sénégal ñii di waa Jaraaf bu Ndakaaru def nañ ca affaire ndax dañu profité daal di rek jël toogu bu njëkk bi gannaaw ba ñu daanee waa douane kon ñaari bal si benn ndam loola mooy tax ñoom ñi daal di rek nekk ca kaw am léegi ñaar fukk ak ñeent ci poñ. topp ca douane ñaar fukk ak ñaar la am topp ci génération foot bi am ñaar fukk ak ñett si poñ ñii di waa Jaraaf itam ñoom ñu ngi si woon seen dabu armanat di moon si juróom-ñetteel bi journée dañoo teewoo seen digganteeg waa Stade de Mbour kenn dugalul dara. wàllu basketball ak itam ligue bu Ndakaaru doon na amal ay jongante jëmoon si quart de finale jëm ci coupe bu ñuy wee coupe du maire bu Ndakaaru ñu ni kon si góor yi ñii di waa USO ñoo daal di rek daan waa Saltigué 69-63 douane daan AS ville de Dakar 77-58 HLM basket dafa ñàkk diggante ak Mermoz 65-62 Duc moom dafa daal di rek daan waa GIA 67-44 si jigéen yi itam ñu jàpp ni waa Duc dañoo doon doxantu seen diggante waa Debalo 82-63 la mujjee waa Isexport daal di rek daan waa Bopp 60-33 Flying Star dafa ñàkk digganteem ak waa Acide 59-21 Jaraaf daanu si digganteem ak waa Asfo 66-60 ñu waxtaanee wàllu football si biti réew tey jii jëm si wàllu championnat bu Angleterre daanu fa amal lu jëm si journée championnat bu amal solo lool Liverpool ndax ñoom ak waa Leeds United ñoo di jouer Liverpool nag foog mu gagné bu daal di toog si ñeenteel bi place lay toog foofa mooy mën a qualifié si wàllu Ligue des champions dëwën si wàllu Europe googu ba léegi ñu jàpp ni démb ci demi-finale Angleterre mu jëmoon si FA Cup bi équipe bu Southampton bi moom dafa rek doon joué ak ñi nga xam ni ñu mel di waa Leicester waaye Leicester ñoo mujj daan benn bal si dara léegi Leicester moom moo daal di fekki équipe bu Chelsea ci final. football ba ca bitim réew fu mu toll nii yëngu na ndax fukki club ak ñaar si équipe yi gën a màgg foofu ca réew européen dañoo bëgg taxawal beneen compétition bu bees bu bokkul ak Ligue des champions européenne loola nag waa UEFA ak waa FIFA nanguwunu lu ni mel nee nañu loola bokkut ci li nga xam ne dafay defar football bi te itam am na ci ay xeetu xoxtal yoo xam ne gars yi yëkkati nañ ko tey ji sax waa UEFA ñaan dinañu amal ab ndaje ngir waxtaan naka la ñuy yeesalaatee loolee di Ligue des champions waa UEFA tam wax nañu ni équipe yooya dañuy sax yóbbu ci kanamu yoon te bu ñu fa demee ba daane leen dinañ leen laaj toll ci juróom benn fukki million ci xaalisu euro mu di kon coow lu mag loo xam ni daal ma nga fu yëngal foofa équipe bu européen Angleterre moom am na ca daanaka juróom benn équipe yu mag yu nekk ci Angleterre nangu nañu bokk ci jongante bi waaye France ak Allemagne ñoom dañoo gàntal ni duñu bokk ci Espagne itam am na ñetti équipe yu mag yoo xam ne nee nañu dinañu bokk ci googu jongante kon coow la loo xam ni wuleegul foofa ca réewub européen nu jeexal ak wàllu France démb Paris Saint-Germain daal dina fexe lijjanti daan équipe bu Saint-Étienne ñetti bal si ñaar loola moom dafa day tax nag mu gën a nekk ci jongante bi waaye ca France ren gis nañu ni am na ñeenti équipe yoo xam ñu ngi nekk ci kaw ñoom ñeent ñëpp ñetti poñ moo leen teqali loola gëj na am France am na léegi ñaar fukki at ak juróom te daanaka juróomi fan moo des ñu jeexal championnat bu France kon ba fi ñu toll nii kenn mënut a wax kan mooy gagné wante waa Paris Saint-Germain ñoom nee nañu daal gagné ren Ligue des champions waaye gagné waale championnat bu France bi day am solo ci ñoom ndax bu ñu ko gagné dafay daal di nekk fukkeel bi yoon bu ñuy def loola te dañoo kon bëgg a bind seen way ak seen tour ci taarixu équipe bu France boobu di Paris Saint-Germain laaj Ndiop. jaajëf Diagne. RFM rajo askan wi. wax léegi lu soxal wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi autour d'Anita mooy tuuru juróomeeli téere bu Amath Guissé bindkat bi di ci wax waxu trahison ci biir couple di ci wax wàllu solos
amitié waaye itam di ñawlu bépp fitnaal bi ñu mën a fitnaal jigéen yi Salimata Aw. autour d'Anita benn téere la boo xamante ni mi ngi sargal di màggal itam xaritoo bu am diggante Élise Anita ak Sali wante itam ay jigéen ñuy laajte ci seenu dundin diggante Adama ak Awa ba léegi wante di dàq yenn ci ay ngëm-ngëm Ahmed Gissé mooy ki ko bind. xam nga rek ñun dans société xam nañ ne góor yaakaar na ne war na def lépp parce que conception bi ñu am si ñoom yaakaar nañ ne ñun yaakaar nañ ne ni ñu yare ak ni ñu ko xamalee que jigéen comme ni ko histoire bi waxee suñuy code la génnee ba nga xamee ne góor xëy na sañ-sañ yëpp moom la ko jox góor moo war a am lépp dans la société. xam yaakaar nañ ne loolu dafa nekk approche boo xam ne méngoowul dëgg-dëgg ak respect bi ñu war a jox ci jigéen ce qui fait que jigéen ci suñuy société dafa nekk koo xam ne victime la. autour d'Anita nekk li topp ci téerewam bi mu tuddee woon que femme dévouée femme aimante ak Maysa Bégué mi nga xamante ni war jabaram loolee nag jàpp ko mel na kaso bu mu tëju ba bés bi nga xamante ni ci la ko lii di dalee. sa jeexantal ga dañ gis Maysa Bégué mu nekk nit koo xam ne am daal problème mu conscience te problème mu conscience am li ko indi mooy accident Anita accident boo xam ne mu ngi am ci ay circonstances yu doy waar parce que Anita dafa yëg ne Maysa Bégué dafa takk ñaareel di ko nëbb te mu ngi koy yëgee ci deewu gorom bu góor xam nga dañuy wax rek ne xam nga moom dee moom lépp lay feeñal foofu nag la amee trouble de conscience parce que xam ne ngoram des na ci digganteeg Anita xam ne dafa nekkoon jigéen joo xam ne da ko jëlee fa sori defaraat ko ba indiwaat ko ci àdduna. mu nekk ab téere boo xamante ni ëpp na téeméeri xët mu ñuy ñaax ci suñuy ngëm-ngëm wante di woo ku ci nekk mu am xalaat bu baax ci société bi muy ci diine ci xaritoo wante itam ci mbëggeel. collectif bi ëmb animateur culturel yi ñoom bëgg nañ amal ni ki tey ji ci suba ab toogaanu ñaxtu ci kanam ministère de la culture ndaw yile nga xamante ne école nationale des arts la ñu génn diggante 2016 jàpp 2020 li ñu bëgg moo ñu daal di leen recruter ci structure yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci département bi mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Hadj Assane Gueye. doomu Chine bi fi lëngoo woon ak ñenn ci doomi Sénégal ngir jàllale ci marché bi ay garab ak i jumtukaayu l'hôpital ci anam yu dëppoowul ak yoon xëy tey ci yéenekaay bi di Libération di def ak nangu ak di jéggulu mu ne li waraloon mu daal di jublu ci njaay mi dafa amoon ñaari stogu conteneur yoo xamante ni ab péremption bi di data bi yàqu bi mu ngay jege si xam ne it ne amul woon sañ-sañu ko def njaay mi ci amu ci autorisation moo waral ak jégguloom docteur Aliou Ba ba tey ci Libération moom ne produit yi ay naatangoom yu Chine ñoo ko jéggaani bitim réew ci lu mu yëgul njaay mit mu ne yenn structure publique ak privé yi ñoo ko sàkku ci ñoom ci mbir yi nag douane bi joxoñ na ci direction pharmacie ak médicament tontu njiital googe kuréel ci source a di Yérim Mbagnick Diop mu ne ginnaaw ab saytu bu xóot di inspection ci la ay service am ak police gàntal pexey jaaykat yooyee ca nag mu ne mënoo doon ki sàkkulub inspection ba noppi problème am ñu wëlbati ko joxoñ la ci gàttal Yérim Mbagnick Diop ne su dee daa am ay produits yu bàyyi ko bitim réew dugg fii ci anam yoo xamante ne amun ci ndigal di autorisation yooyu produit am na fu mu jaar kon nanu xool ku ca ne ak la cay sa wàll situé responsabilité Sud Quotidien ne ñaari këri nguur gi ña ngay tamante ak joxante place bu tàng bi muy douane bu Sénégal ak direction de la pharmacie et du médicament ci Vox Populi ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom wax ca wax ju leer képp ku def ci mbir yi ku ca taq daañ la jaarale fi war ndax nag mu ne lii crime la njaaxum gu rëy dootu nu bàyyi nag kenn mu ne di amal yenn xeetu doxalin yi nësaxal système de santé bi Sénégal waa Vox Populi
Populi ne maître Alaaji Diouf moom jël na dossier bi solal na robb avocat chinois yi ba tey sax la ciy janoog taskatu xibaar yi. wàllu politique observateur xëyee nataalu président Macky Sall ci wet ga soxna Aminata Touré yéenekaay bi de Mimi Macky diggante la bu ak xiini miini jamono yi ndax du benn yoon bu nu jokkoo ñu ne ba président Sall jëlee ci bopp conseil économique social ak léegi soxna Aminata Touré donte amoon na fi glaam-laamee fan yi ci ab gisewaat wala jubóowaat waaye jege ñaale ndaw si ne dara amu ca nag li observateur gis mooy seen ak dajewaat njariñu Sénégal la soxna si moom yéenekaay bi ne am na nag lu muy waajal ndax fan yi mu ngi recevoir fu ne ay syndicat ay intellectuel ay ndaw famille groupement politicien niti diine enquête xëy fësale nataalu président mu ne cundum sa ngéem yéenekaay bi ne Macky Sall président bu wét jamono yi lu jëm ci suqaliwaat kaw mu réew mi wàllu xëyam ndaw ñi wote yi ñëw ak yeneen yéenekaay bi jàpp ne faaw nag mu wuti saafara ndax nag dafay soppi gouvernement bi am déet laaj baa ngoogee waaye docteur Moussa Diop politologue ba teg enquête yéenekaay ne gouvernement bi nuy xaar daal wala boog bi war ci gis-gisam mooy bu gàtt bu nu yemale képp ak soxlay askan wi faj ko ci lu jàmp lu concret Abdoulaye Cissé journaliste RFM chroniqueur moom ba tey enquête gis ne dindi gi nu fi dindi poste premier ministre lam fi baax ci problème moo ëpp lam fi saafara lu jëm ci xëccoob toogu ndakaaru ci laas moom yéenekaay bi ne Benno Bokk Yaakaar ñu ngay defarwaat nag ci capital bi donte ci seen ndaje ma fi woon Amadou Ba Ndeye Saly Diop Dieng Maïmouna Sissoko Moussa Sy ñoo nekkoon absent yu mag yi maanaam wuute na ndaje mi Le Quotidien ne xeex baa tàmbaliwaat rek diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba ngir ndakaaru ci Vox Populi Benoît Sambou moom bu Benno Bokk Yaakaar la mu gis ñeel opposition bi mooy ay bitarñikoom ak i tërëdéem moo ko dab tey ndax nag mu ne suñu yeggee ci ñetteelu tuxali local ñoo ŋànk fa nu ŋànk rek taw bàyyi wàllu audit fichier ak xayma processus électoral gi Les Échos ne lël bi woon ñeel Benno Bokk Yaakaar département ndakaaru moom ci lajj la mujj ndax Amadou Ba ak Mame Mbaye Niang dañu leen zappé ndaw ñi ñoom xotteet résolution ba Mbaye Ndiaye ñu joxoñ ko ca Momar Ndaw ak maître Ousmane Seye ñu copte leen ci lu nu sàkkuwul wàllu xëyam ndaw ñi ak lu jëm ci 450 milliards ñeenti téeméeri juróom fukki milliards yëpp président Sall fas yéene génne ci fànn woowee ak gis-gis bi ci professeur Abdou Salam Sall am ci la tribune moom la mu ca njort njiit la woon lu université Cheikh Anta Diop mooy xaalis bu ne mes ci ngelaw li ndax nag mu ne ay projet yu wér la ñu war a financer kenn du financer ay xalaati projet ca nag njort na ñenn ñi leb ba nuppi du nu fay Balla Gaye 2 moom ay projet am su bàyyee bëre mooy mu yëngu ci wàllu mbay mi ay taax di immobilier ak yeneen Aziz Ndiaye moo ko xamle ci Les Échos Aziz ne Balla am nay projet yu laaj koppar yu bari moo waral nag signé na ñetti combat ak Gaston Mbengue ñaar yaa taxaw benn ba des moom Gaston Mbengue ci sunu lamb di leeral mbër yëpp ak lu lamb dootul fay mu ne ab mbër lu ëpp téeméeri million Balla Gaye 2 mu ne la mu encaissé jógee ci moom matagul 100 millions jox na ko it ñetti avance ci it Boy Niang mu ne la mu ko jox masagu ko encaissé ci carrière am ci lamb bi Ama Baldé Modou Lô sunu lamb ne weeru décembre lay doon ca nag dootul ca Gambie ndel Luc Nicolaï soppi na ay plan manager bu Ama Baldé moom Abdou Bakhoum di wax la mu njort maanaam impression bi mu am mooy Modou Lô bëggul bëre bi rëg-rëg moom bëgg na ba tey ak sunu lamb la mu bëgg ci Gaston Mbengue moom rëg-rëg mooy mu tëgg diggam ak Bombardier. Savon de Marseille Créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi xaaja san nañ ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu leen ma yéen ci xibaar yi nestur ñu def pàttali ci la ci gënoon a fës ñaar fukki nit ak juróom yi ñu tëj kaso ca xew-xew yi woon ca Boffa Bayotte ca Casamance li tàmbali ak xiifal tey jii ngir sàkku ñu atte leen di lu jur njàqare ci seen i njaboot ci seen abré day des kaso yoon gàntal na génnam ni koy avocat doon sàkkoo ngir wàllu wér-gu-yaramam ñii la yoon njiitu réewum Tchad gi woon di naqaru dogal boobule njiit lu bees bu section recherche gendarmerie bu Colobane di jël langey tey jii capitaine Aliou Ndiaye di wutu commandant Abdou Mbeng moom capitaine Aliou Ndiaye ñu ràññee woon ko gannaaw boomu étudiant Fallou Sène mu fexe woon ba étudiant yu pataar yi tegoon suuf ñaxtu buñ namoon a amal mu xamale ne woon nekkoon étudiant ni noom nataalam àndoon nañ ceeg Jo Marone ñii di technicien supérieur de santé wéy di yëngu-yëngal daañu amal yeneen ñaari fanu banque loxo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yor avril bi ñuy laaj ñu reclassé leen dugal leen ci hiérarchie A2 mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci machine bi